salaamaaleykum mbokk patriote yi gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaanal Sénégal yëpp rawatina sama mbokk patriote yi et particulièrement à notre président Ousmane Sonko yàlla suñu borom defal ko jàmm aar ko sàmm ko te defal ko njabootam yëpp defal ko ñun suñu njaboot. Bon gars yi aujourd'hui je vais en profiter pour répondre à deux questions. Et première question, ça va déboucher à mon raisonnement d'aujourd'hui par rapport à deal bi nga xamné mi ngi ci état Gaston Mbengue ak Lutteur. OK. Ki daf ma laaj né mu ne ma Jim ñu ngi lay dañ lay man dama lay suivre tout le temps. J'aime bien te bëgg naa trop say chronique yi ngay def say analyse. Mais ak lutteurs yi ngay wax ni te lutteurs yi xam nga ñoom dañoo gëm affaire u sëriñ affaire u gàllaaj est-ce que loolu tiitoo ci wala dara affaire yooyu bon. beneen bi kii na ma Jim gis nañ yow da ngay wax ci actualité yëpp képp ku wax Sonko di nga wax ci moom daanaka bon c'est pas le cas parce que du ñëpp laay tontu y a des ratés yoo xam ne si les du ma leen tontu am na ñoo xam ne li ma bëggoon xam si ñoom xam naa ko après tegee naa leen fële parce que seen bis a ngi ñëw en fait bon mu ne ma la moo tax du ma wax si Mame Goor Diazaka génn wax ci affaire yooyu jàppal baay bon normalement mu sa wax si Mame Goor Diazaka rek mais bon tey naa wax ci moom deux choses rek pour ñu tegee ko na rek premier bi mooy affaire mbër yi ak gàllaaj yi est-ce que ak sëriñ ba ñu amee ay sëriñ est-ce que wóor na mu ñuy wax si ñoom bon am nañ ay sëriñ yi aay nañ ñu mën a seet n'est-ce pas waaw mbër boo xam ne sëriñ seetal na la mooy mbër yi war a bëri yëpp ku ci nekk yaa ngi jël sa xaalis di ko def ci ay gàllaaj sëriñ yi seetal la wax la combat bi nu muy demee wax la mbër bi ngay bëre tànk ban tànk lay jiital wax la ban buntu lay duggee wax la ne su duggee fii duggal fële maanaam sëriñ yi dañoo mun seet maanaam c'est des visionnaires ñoo xam ni dañuy gis lu nit dul gis waaw léegi comme dañuy gis seet bi baax na sëriñ yi su fekkoon du ma ni sëriñ aayuñ Casamance a jàngee def naa fa juróomi at nekk ci famille boo xam ne ay sëriñ yu mag lañ nekk Casamance gis façon gàllaaj bu nekk gis faa mondi di dóor ay jaasi di tëb ci ay fil loolu gàllaaj da koy def comprendre nga duñu ay chawalin mais gàllaaj da koy def waaye léegi sëriñ yooyu su fekkee ils sont aussi puissants ñu ngi gis lépp waaye la moo tax ñoom li ñu seet yëpp gisuñu combat yi dañ koy annuler te loolu moom moo gënoon leer c'était plus évident parce que man mi nga xam duma sëriñ sax njortoon naa combat yi ñu annuler ko ñaar moo mun a am soit sëriñ yi mënuñu gis soit liñ doon lekk ci mbëri moo leen amal importance te nit koo xam ne il est malhonnête kooku mënul am dara ci yàlla wala kon seen gis des na loolu moo am kon ça dit que man tout le temps man dama gëm yàlla te mu léegi man toon waxtaan ak sama grande sœur dama gëm yàlla kese yàlla laa doyloo doon murit yaakaar Serigne Touba loolu rek damaa doy ci aar gëw ma ni nit mun na ma def dara te neexul yàlla suñu borom gëw ma ko te Sëñ Touba ñun dañoo bokk dañ koy liggéeyal di jëfe ay ndigalam te moo ne sa nafsi li la dara ni damay njariñ la dul lore kon côté loraange bi boobu loolu moom kii ñu ci parce que Sëñ ki mu yaakaar njariñ kese la donte nag dama leen wax man awma benn différence entre këru diine yi ndax suma papa ju ma jur tijaan la man mooy murit kon loolu yëpp ay détails la mbëri liñ lay def ak yooyu moom garaawul beneen bi mooy y a un deal un triangle boo xam ne entre état Gaston mbër dañoo préparé woon seen benn deal boo xam ni ok entre Gaston la ñu financé Gaston à coup de milliards Gaston injecté ko ci mbër yi ba pare teg leen ay conditions mooy dafa am ay dates yoo xam ni c'est clé maanaam suñu bëree Balla su bëree par exemple Bombardier ba pare deuxième combat bi soo xoolee moo Gris Bordeaux waroon nañ ko def côté élection locale yi waaye li ci gën a grand mooy mbër bu nekk dañ laa dicté li nga war a wax maanaam soo gañee ñu gañe nga gañe ñu bañ la gañe fay nañ la ay millions yu doy li ngay wax mooy waxal ak say supporters ne leen gars yi élection yi ki gañe na dama leen ñaan koo képp koo xam ne sama supporter la bul génn Balla wax ko Bombardier wax ko ñu fay benn Bécaye Mbaye ci côté bi mu ne dama ni Sénégal kenn mënu ko taal jàppal baay ñu jox ko benn 2 millions mu damm ci poosam gëmuñu Sénégal
ñu préparé ay quelques jeunes marabouts ñu génn dañ leen di ñaan leebal sàllaaw lii laa lee wax Sénégal ngoog système bi la bu ñu fàtte système bi président Sonko da ngaa waxoon gars yi nag dañuy fàtte système bi moo système sax la ñuy fàtte mais système bi dañ cee dolliwaat huile dañoo vidé waat affaire bi maanaam sa oto su kii dañoo vidé changé na cartouche yi stratégie bi moo changé en fait ñu jël ay guide spirituel ñoom ñu wax ne leen lii na ngeen toog seen kër yi jàppal bàyyil yenn sëriñ ñu génn wax yenn prêcheurs yi oustaz yi génn wax yenn waraatekat yi génn wax mbër yi ku si gañe ku ñu gañeel wax ñuy def noonu date yi beneen législative muy combat Boy Niang Balla Gaye même chose am na nu muy demee 4e combat bi moo Balla Eumeu Sène moom la ñuy conseil constitutionnel di valider candidature Macky Sall biñ ko valider bon ñu poussaat élection yi peut-être benn 6 mois mun na doon final Balla Gaye Modou Lô bu Macky Sall bokk na ci élection yi gagné na loolu du mus a am dañuy fàtte le facteur divin yàlla suñu borom tey Gaston Mbengue mus na perte 50 millions ci daa ça fait 3 ans de cela jàmbat na ko télé bu nekk fa la jaaree bàyyi naa bëri waaw ku perte 50 millions xaw ma 30 millions ne bàyyi naa bëri ne da nga fa am ay bor te dama leen wax leen Gaston Mbengue neen am du Gaston Mbengue ba léegi laa am na ay banques yu mu am bor su leen weddee na ko du ko weddi am na ay banques yoo xam ne Gaston Mbengue yoral na leen ay millions et des millions dëggantaan noonu la demee c'est la réalité kon Gaston Mbengue amu fi leen loo xam ne war na mun a fa jox tëgg 6 combats jox leen avance mënul nekk te son maximum da doon tëgg 2 combats sponsor yi ñëw mu xaar sponsor yi dugal tuuti mu tëggaat beneen combat noonu la doon jonglé waa léegi ñu def seen deal léegi deal bi du question dafa foiré mais les éléments ne sont plus réunis soo xoolee fi nga xamee ni Gaston xaalis bi mu yor jox moomu ko liggéey ko ñoom ñëpp le même discours bi Macky bi Gaston am moom la mbëri am maanaam mbëri nga xam ne bokk nañ ci Gaston nee na ñu ngi sant yàlla maa ko liggéeyoon man yàlla moo ma ko joxoon moo ko jël maa ko liggéeyoon maa ko am munu maam looloo yomb ba pare ne day jënd ay appareil may ko kii bi discours bi Gaston moom la Balla Gaye am moom la Bombardier di am moom la keneen ak keneen di am parce que dañ leen a préparé à ça en fait léegi comme affaire boobu dañoo xalaatul woon yàlla te coronavirus nekk réalité parce que nag ñi doon defar coronavirus virus beeg yooyu lijjanti wuñ Sénégal bi ñu koy defar loolu laa leen wax faale wuñ Sénégal ñooñu ñu ngi doon xalaat loo xam ne au delà de l'entendement au delà même suñu xalaat fu mu mun a yem mais ay du yom ci bopp boromam nit ñaa ngi am na ñuy dee évidemment dëggantaan nit ñaa ngi am na ñuy dee léegi nag dafa am ay normes yoo xam ni c'est mondial maanaam dafa am ay critères yoo xam moom lañ lay teg ay règles à tenir maanaam rassemblement yi da ngeen koy arrêté sinon tey lu leen mën a dal Sénégal dootul am benn aide su fekkee dañuy injecté benn aide wala ñu jël say bor maanaam bor yi nga xam ne am nga ko ci àdduna bi am na yoo xam ne dañ koy allégé par rapport ak coronavirus bi ajustement yi yooyu yëpp dañ la koy toléré kon ça veut dire qu'il fallait ñu kii loolu léegi nag pour l'instant nii ku nekk mi ngi naan yàlla mais naa leen wax leen gis nga deal bii nii suñu xaaree tuuti rek di nga gis benn këral xeex bu metti entre Gaston état ak mbër yàggatul Gaston état mbër parce que tey affaire bi mbër yi nga xam ne mbër yu yem lañ mbër boo xam ne bokkoo ci deal bi ñu la laajee da nga mer da nga ni non lii du yoon parce que ni ñu def ba ay conseil ministre di am ba léegi ñuy dajaloo ni ñu def ba marché di continuer di liggéey li ñu def ba bus yi ay nit di toog den sol masque mais mun nañ ko def ba nit sol masque seetaan bëri mbër yenn mbër yi dénoncé nañ ko mais yenn mbër yi nga xam ne dañoo bokk ci seen deal bi mbër yooyu duñ ci wax parce que ils sont payés pour ça seen contrat da cee bokk en fait dañ ne la soo gañee lii ngay def lii ngay wax soo gañee soo toogee na nga remercier président Macky Sall ne nañ ko jàppale li muy liggéey ci réew mi na nga remercier ministre des sports gars yi gëmuñu Sénégal leer laa wax waaye nag loolu tôt ou tard day jeex parce que tôt ou tard journalistes yi nga xam ne bokk nañ ci deal bi télé yi nga xam ne dañ leen a réunir nañ leen pour ñu bokk ci deal bi bataille médiatique bi
mais bataille médiatique bataille spirituelle bataille communication traditionnelle bataille sportive yëpp lépp peuple bi leen ëpp doole muy yàlla moo ànd ak ñun li ñu créé woon yëpp dañoo fàtte yàlla tey Gaston Mbengue tëggal pertinence amul ci 4 combats nga tëggal ko parce que histoire de combat musuma kaa gis sama àdduna te boxe li muy générer si xaalis moo ëpp Floyd Mayweather promoteur la mais xalaatu ko parce que am fa ay blessure am ay am feebar am dee am ay catastrophe naturelle mun na am nga fay mbër 4 combats te pendant ce temps ay mbër yoo xam ne amuñu combat ñu ngi sonn te yow nga ne sa tu es le promoteur du peuple mais c'est faux tu es un promoteur politique beaucoup de respect pour Gaston mais je m'excuse même du terme c'est un promoteur politique kon affaire yaa ngi noonu léegi combat yi gouvernement du nag moom xamul tax euphorie bi ñu ci bëggoon du am huis clos arrangé wul gouvernement li mu bëggoon dajale nit ñi engumba mbumbaay bi jug génn dem défoulé wu dem loolu la bëggoon pour jeexal suñu gasoil tuuti tëb booy génn dóor ay agression fii dem toog am lu ñu téye seen poche dem toog nga ñoom ñu def seeni élection truqué ko ci ko booy fekk sonn nañ ñu toog parce que nag en fait population bi la ñu ragal kon nii noonu gars yi gëmuñu ñu te bu ñu sonal suñu bopp sax di jéem a taxaw di chercher de midi à 14h mooy loolu. beneen bi mooy Mame Goor Diazaka gars yi xam nga man franchement man je vous dis que Mame Goor Diazaka man mii man duma moroom man mii je te jure maa ko ëppale lépp. Mame Goor Diazaka amul personnalité amul charisme Mame Goor Diazaka il est malhonnête Mame Goor Diazaka c'est un menteur maanaam dafa mën a fenn kooku day wax nga xam ni kii gëmul li muy wax parce que tey lan moo tax nit ñi di interpréter parcours Bamba Ji Fall mi nga xam ne ñoo tax ñu xam Mame Goor Diazaka ni ñooñu génn nañ wax lu nekk Mame Goor Diazaka il les a truandés jël seeni xaalis bu ñu dajale def ko ci comptam ay xaalis bu ñu leen fay seeni xaalis internet gars booy naan ñu woon lu bëri ndax leen Mame Goor Diazaka pour te dire pour wax leen il est malhonnête à plusieurs reprises yóbbu nañ ko police pour escroquerie. am na benn Nissan Xterra bu mu doon dawal benn waay buy jógee États-Unis di indi ay oto mi ngi tudd Njaga Gueye moo ko indi ñoom ñaar ñoo bokkoon même appartement ñoo ko bokkoon mu gis oto bi mu ne waa ji dama bëgg oto bi waa ji moom Njaga Gueye nee na bi ko Mame Goor Diazaka waxee loolu moom xam na ni kii mënu ko fay te du ko fay kooku na ko non oto bi mënu ma ko jaay loolu Mame Goor Diazaka ne ko léegi damay régler benn somme moitié jox la li des ma koy fay par mois kooku ne ko non du mun nekk Mame Goor Diazaka toog ab diir benn 20 jours affaire yooyu mu ñëwaat ne ko sawaay jàpp ci parce que bu oto yi fii buntu këram foofu la ko tegoon jàpp ci rek yàlla xam ne mën naa bindal décharge yëpp damay xaar samay droit d'auteur rek samay droit d'auteur su ñëwee ma fay la benn part leneen ma la koy fay naan pour wala Mame Goor Diazaka amul dara ba léegi day luy bon kooku ne ko baax na su fekkee jarul bi ak boobu amul problème Mame Goor Diazaka li jënti benn somom xaalis bi mu dóoroon xam naa ci booyee ak yi mu jotoon kii ak yi mu dóor affaire yooyu moom la jël avance ko mu war ko fay chaque mois 150 000 Mame Goor Diazaka 2 mois la joxe ne dootu ko fay waa ji yóbbu ko police tribunal Mame Goor Diazaka lu mu faa pour wala il est mal ñu ne waa ji mandikat la solaar la day xalaat ni rek di wax loolu la fa mun a sosol ko te koo xam ne defal na la teraanga ngeen doon dëkkandoo mun na la comme dëkkandoo lañ te mënuma la bañal dara topp nga ma si oto bi bu jox la ko nga ne kii solaar la yaa fi deram même su dee solaar waroo ko wax ak yeneen yoo xam ne def nañ kon kooku du modèle bu ñu tontu gars yi je suis désolé mais ki ma posé question bi sax du question dama ragal Mame Goor Diazaka mais man dama dul nawleem dama dul moromam waxuma président Sonko mais man mu xeeb ni du ma moroom Mame Goor Diazaka Mame Goor Diazaka suñ tase woon si circulation du da ngay xam ni kii du dara Mame Goor Diazaka suñ jàkkaarloo woon di wax nii nga xam ni kii amul xel kon ça dit que kooku jarul perdre temps quoi franchement c'est un raté en fait dafa raté sa vocation Vinci nag dafa soxla xaalis Vinci dafa banque Mame Goor Diazaka Vinci dafa sonn politique rek wax di sos rek la ñu mën pour am dara parce que Mame Goor Diazaka en fait amul accès ci Macky Sall su bëggoon gis Macky Sall du ko jël su woowee Macky Sall téléphone Macky Sall du ko jël parce que Macky da lay dugg ba pare rocceeku bàyyi la fa Mame Goor Diazaka ñenn APR yi ñoo koy greffé des fois ak yenn droit d'auteur Mame Goor Diazaka mënul maa ko droit d'auteur man au moins YouTube sax xanaa su ma doon way sax YouTube mun na ma fay sax lu mu dee par 500 000 par weer Mame Goor Diazaka day kii ba pare moom mooy yoreel bor waa xawma nu mu tuddati
mooy ñooñ noonu di gérer droit d'auteur yi dalee na yoral bor ndax avant ñu koy kii day am problème fay luyaas mu dem ne leen jox leen Mali su fekkee kii génn ngeen mu dem ba cumuler ay bor yu bëri plus de 700 millions fa ameel te gars yi wax nañ ko si benn réunion bu ñu doon def muy tëb di dal kon kooku du kii ñun daal nañu nekk si objectif yi xam ni gars yi dëkk bi ñi nga xam ni ñoo nekk seen deal di waajal ay Macky Sall jàppal ba matuñu 1%, nous sommes 99%. C'est le peuple légitime te Macky ñemewuñu xam na li ko ci fekk léegi foog mu dajale nit ñi pour effriter pour diminuer le prix de monde ba ngay may su mu nee diminuer benn 50 000 personnes Balla Gaye 50 000 personnes léegi du demee noonu seen calcul day faussé gars yi na ngeen xalaataat yàlla suñu borom rek a fi nekk kon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di béggee ñëpp wasalaam